mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru marax yi li ci gën a fës bokk na ci élèves yi manifester ngir dellu ci classe yi ndax jàngalekat yi nekk ci grève boobu ba léegi ba tax ñu ragal année scolaire bi sooxe seen avenir ñu tayle ko ñoo sàkku kon jàngalekat yi delluwaat ci biir classe yi dinañ ci def taxaw seetlu bu yaatu fii ci Ndakaaru ak yeneen i gox ci biir réew mi naka la fa demee ci manifester goo xam ni am na ci yoo xam ni takk der yi dañ leen a mujj tasaare ak grenade lacrymogène ba léegi ci wàllu xibaar yi juróom-ñeenti soldaaru Sénégal réer ne mes ne menteng ci mission bu ñu nekkoon ca Gambie frontière Gambie ak Casamance la loolu xewee ca li ñu jàpp ci xibaar nag ay rebelle yu fare MFDC ñoom ñoo congante woon nag ñoom ci trafic bant bi am foofu lañ ko bëggoon a gàllankoor waaye weccoon tey sox ba am na ñaari soldaar yoo xam ni sax daal di nañ ci ñàkk seen bakkan dinañu waxit ci wàllu tàggat yaram ba ñu jaaree Mali ak société civile Sénégal nañuy jàppale waa Mali ci jafe-jafe yi ñu am ci transition bi ñu dëgmal jamono ji tàggat yaram ni mu leen ko doon waxee dinañ wax ci équipe bu Sénégal ndax qualifié nañ ci quart de finale yi Cap Vert la ñu daan démb ñu dëgmal ki gagné diggante Mali ak Guinée équatoriale ñiy jongante jamono ji Sadio Mané ak gaañoom bi amul dara lu damm ci moom wala loo xam ni gàllankoor la ci li des ci compétition bi Ismaïla Sarr mi dellu si waat it dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo. jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru marax yi ñu koy tàmbaleek xale yi ci mbedd mi ay élèves ngir dellu ci classe yi niñ leen ko waxee ci boppu xibaar yi seen jàngalekat yi ñoo xàppati ay grève jamono jooju ba léegi nii seen programme yi tardé ñu ragal ñu tayle seen avenir naka la ñuy taxawee place de la nation ak manifester ga fa amoon ndaje mu Habib Faye Alioune Diagne fekkee ci leeral. en classe di loo xam ne ñoom ndongo yi gëj nañu ko dégg seen nopp yi ñaari weer mi ngi nii grève enseignant yi di gën di wëy li ni mel ñoom lycéens yi nekk fii ci Dakar ñaawlu ko lool waral na itam ñu wàcc ci mbedd mi wane seen nakar moo xam ñu féete ca Blaise Diagne la Ngalandou Diouf Delafosse ba ca Kennedy ak yeneen ci ay lycée nekk ci mbedd mi ngir bëgg mbir mi jeex. Moi je peux dire que ñoom ñoo instant yi professeurs yi ñoo ngi seen 6e plan d'action te man jàpp naa ni instant bi ni pareeguñu pour arrêter li ñuy def de ce fait ñun ñoo ngi woo état bi pour ñun ñu régler ñu suñu situation. defaral xalaat ñu ndax ñun tamit ne fii ak ay at ñu ñoo war a jiite ji réew mi incha allahu rabbi ñoo war a nekk président ñu ñoo war a nekk maire ñu ñoo war a nekk député kon gouvernement bi nañu xalaat yem mu signé lu mu waxante ak ñoom. daar li ñu bëgg bilig ngir jeex waaye ñu janook ñi dig waaye takk der yi taxaw tëmb ne li ni mel du fi jàll. ay gaz lacrymogène ki xeer lañ doon sànnante ca place de la nation. ci lañ gis beneen autopolice ñëw commencé dóor ay lacrymogène c'est à Médina la jàpp suñu benn booy te loolu c'est anormal ils ont dit que c'est deux personnes alors ñun dañoo bëgg ñu libérer suñuy élèves. ñaar ci ay ndongo nekk ca loxoy police waxtaan jip waaye li ni mel mujjut a antu. at yi yàgg nañ te sonn nañ mais ñoom seen sonn boobu ñun tamit noonu la ñu sonnee sonn nañ trop heure bi ndax dañuy obligé wu suñu papa yi di fay lu cher pour ñu bañ a tardé. mer ba futu la ñuy gën di gis ci xar kanam ñi di ndongo yi juróomi weer des ñu dem ca ñoŋante ngir mën a am baccalauréat moo xam BFEM la ñoom ñu ne duñu nangu benn yoon nekk ci diggante enseignant yi ak ña nga xamante ni ñoo di autorité yu yor njàng mi fii ci Sénégal ñoom ndaw ñi la ñu gis ci pexe moo di delluwaat ca classe yi mu gën a gaawe. Habib Faye ñuy jéggalu ci dog-dog yooyu am ci yenn ci kàllaama ci biir reportage boobu Khadijatou Ba moom mooy inspectrice d'académie bu Dakar ñaawlu na taxawaayu xale yi di sàkku ñu waxtaan ngir jàmm dellu si ci école bi. rassemblé wu ñu ñëw
di ñu sànni lacrymogène man ma génn ma ne naa dem sa jéem a wax ak policiers yi ma ne leen nag entre temps ma ne leen est-ce que yéen am ngeen autorisation ñu ne ma amuñu man leen ñun on est dans un pays de droit autorisation pour rassembler wu da nga koy ut boo ko amee nga def ko ñun ñëpp administration scolaire fi mu ne suñu xol yi dafa jeex parce que njàng amatul te loolu ñun taxuñu jóg léegi ñun lu ñuy ñaan yàlla mooy les différentes parties ñu toog wax pour que grève bi mu arrêté mu am issue heureuse ñoom ñu waxtaan ba juboo ci kàddu grève bi arrêté xale yi mën a dem jàngi. on est dans un pays de droit mënoo fee forcer dara ku fi forcer dara dinañ la lacrymogène c'est ça que je dis aux ca Ndar moom ñetti fanu grève la xale yi xàppati la ko waral gis nañ ni ñoom ñi nekk ci public bi grève bi lottal na leen privé bi moom ñi ngi wéy di jàng ba tax danañu wéyal seen programme yeggali ko te ñoom public bi boo moytul loolu duñ ko mën a am ba tax dugg nañ ci établissement privé yëpp génne leen ñu yam ñu teewlu Ousseynou Diop reportage. élèves yi nekk ci diwaanu Ndar gi yëpp nag tey jii dañu mer ba futtu génn ci mbedd mi lay naqari bokk na ci seen professeurs yi nga xamante ni dañ leen fay bàyyi dem ci public bi di jàngale ji nee nañu nag loolee bëggatuñu mu am ndaxte bokk na ci li nga xamante ni moo leen delloo ginnaaw. tax ñu génn mooy mënuñu concevoir chaque semaine suñu ay prof di tayle suñuy cours di génn di ko jox privé bi au même moment état waxul ci loolu noonu. mën nañ leen ko assurer heure bu professeurs yi des dee jàng normal grève yi dina arrêté buñ ko des deewul nag dinañ wàcc dans les rues. moom ci kàddoom bac bi li ci des barewul te ñoom ñi nga xamante ñoo nekk ci classe terminale yi la ñu jàng barewul. te boo xoolee bac bi ñaata mois moo ci des bëreetul 4 ñun bac bi ñun ñoo koy bokk ak élèves privés yi donc du ñu seetaan élèves privés yi ñoom jàng ba jeexal ñun ñu dem ba du ñu xam lu ñuy bind. loolu moo tax xale yi jël ñetti fan yoo xamante ni nee nañu duñ ko jàng te itam bépp élève bu nekk ci diwaan Ndar Géej daan la génne bu fekkee ni dellusiwaat nga ci école yi xale yi nag mer ba futtu di taalal loxo nguur gi. 3 jours de grève. Aujourd'hui, demain et après-demain, monsieur, il n'y a même pas de jour de grève, de décrétement de jour de grève. Tant que les professeurs ne seront pas en classe pour qu'il y ait une régularité entre nous et tous les autres, nous serons dans la rue. ñoom élèves yi nekk ci diwaan Ndar gi nag bii mooy ñaareelu yoon ñuy génne seeni morom yi nee nañu nag la ñu bëgg mooy seen professeurs yi des ci l'école bi di leen di jàngal waaye tamit bàyyi privé bi. ñu dem ba Casamance diggante Gambie sax la ñuy dem ca frontière ba ak Casamance foofu am na ñaari soldats yoo xam ni soldats du Sénégal ay jàmbaar dañ fa faatu waaye juróom-ñeent ci soldats yooyu gisatuñ leen ñu jàpp rek ne dañoo nekk jamono ji ci loxo MFDC ba tax armée bu Sénégal talaata ba léegi mi ngi ci seet ak wër. duguleet nag fii ci Sénégal ndax am nay jamono juróom ci ay jàmbaar ñi ngi woon otage ci loxo MFDC ba tax San Egidio église catholique bi niki Croix-Rouge ak ay kilifa ci wàllu l'armée bi taxawoon nañ ba ñu féexal leen dañuy taxaw seetlu ci jaar-jaar yooyu ak Ibou Diouf. bu ñu nee Kaboum ñu bëri ci askan wi mënees nañu bañ a xam fan la féete ak lu mu wundu moo ne day dëkk bu dugg ci histoire bu Sénégal ndax ci diwaan boobu nekk ci communauté rurale Diakounda département bu Nkiling région bu Sédhiou la ñu njëkk a teg loxo ay militaires sénégalais ñu ne dañ leen jàppoon otage mouvement des forces démocratiques bu Casamance di MFDC ñoo doxale woon lu ni mel direction de l'information des relations publiques bu armée ñu gën leen xam ci DIRPA fësal boobu la xibaar ci weer ba ca topp nag ñu ne waa MFDC doog a nangu wala sax fësal ne ñoo defoon li ni mel moo ne day ca fan ya nga xamante ne moo toppoon enlèvement boobu presse locale bi xamle woon xibaar bi waaye nag l'armée bi nanguñu woon benn yoon laata rek ñu koy jaaral yi ab communiqué ne loolee lu dëggu la ci fàttali nag congu boobee gannaaw ab cantonnement bu nekkoon ci village boobee di Kamboum am na ku ci ñàkkoon bakkanam ñu bëri tamit ci l'armée bi ñu tegoon leen ci loxo ci fàttali nag atum 2012 soldats yooyee jotoon nañ leen di bàyyandi ñu dugaloon seen loxo nag ci waxtaan bi bokk na ci communauté catholique bu San Egidio ak itam waa comité international bu Croix-Rouge ak njàppandalu ñi nga xamante ne ñoo féete woon fii ci Sénégal ñu ne nag fukki at gannaaw xew-xew boobee mu amati juróom-ñeenti soldats yu Sénégal ñoo xam ne ñu ngi woon ci mission ouest africaine ba nekk Gambie ñoom jamono ji kenn tegu leen gët loolee xewati rek ci jamono joo xamante ne ñu ngi doon yaakaar ne dal dina amaat foofee ca diwaanu Casamance
ndax liggéey bu mucc ayib liñ ci amandi ñu ne nag fan yee weesu wala weer yi weesu am na liggéey boo xamante ne defoon nañ ko ngir jële fi miin yi nga xam ne moo taxoon ñu bëri ci askan mi dawoon seeni dëkk yi commencé waat nañ ñëw baykat yi tàmbaliwaatoon seeni yëngu-yëngu wante nag ak li nga xamante ne mooy prise d'otage bi ñu ne boo moyul dina indiwaat beneen rëq-rëq ci processus bi nga xamante ne sumb nañ ko ngir jàmm sax dak foofee ca Casamance. Ibou Diouf li war loolu yëpp di bant bañ fay dagg garab yi ñu fay dagg di ko trafiqué ngir koppar yiñ ci dimbalikoo colonel Moumar Gueye ingénieur eaux et forêt à la retraite ni ki Birahim Seck mu forum civil ñaawlu nañ militaire yooyu ñuy wër altine ba nëgër ni jàpp ni ñu bëri rawatina dëkk yi ñu wër waroon nañ ci taxaw ba ñaawteef yooyu dootul am ca Casamance Cheikh Diop Thierno Laurent Mendy taxaw seetlu. lu toll ci juróom-ñeenti soldat yoo xamante ni nag jamono yi jafe na ñu daal di leen teg gët mu mel ni réew mi yépp njàqare ngir seen doom yi nga xam ne nag mu ne su leen a gis ginnaaw aw jàmmarloo woo xamante ni ñu ngi ko doon amal ngir rek daal di xeex wàllu trafic bu bois. colonel Moumar Gueye rafetluwul benn yoon lu ni mel. dama jàpp ni bu fekkee ni nit ñi léegi dem nañu ba seen fit di leen may. ñuy dal ci kaw ñi nga xam ni ñooy soldaaru réew mi di dal ci seen kaw di leen gëf di leen yóbbu feneen loolu lu doy waar la te li ko indi mooy ñi nga xam ni léegi ñoom ñooy gor garab yi ci àll bi léegi dañ ko def liggéey bu kawe dañu yore ay camion yore ay lenge yore ay fetal mu jaral leen lu nekk. Birahim Seck moom itam di ñaaw lu ni mel naka noonu itam muy xam ne rek ne lépp lu ñeel jumtuwaay yu service yu eaux et forêt dañ ko war a gën a ñoŋal. ndax le forum civil mettre en place benn instrument citoyen bu ñu woowee austère pour accompagner l'État du Sénégal mais souvent dañuy confronté ak ay difficultés parce que des fois da ngay alerter l'autorité étatique pour mu intervenir. mais souvent duñu bouger est-ce que dafa am complicité entre ñi nga xam ne ñooy trafiqué bois bi ak ñi nga xam ne également mooy autorité étatique yi on saurait le dire mais en tout cas li ñu constaté mooy dañuy alerter mais souvent duñu réagir. ci tundu Afrique lu soxal wàllu sauvegarde yu ressources forestières yi nag doon lu am solo ba tax itam yenn saa yi day faral di nax sax ci loolu itam dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wér-gu-yaram yi war nañoo jël seen i ay responsabilités wala boog ñu daal di jëf li nga xam ne moom moo di seen ak wareef. bu fekkee ni da nga nekk ak ay saay-saay yoo xam ne yile dem nañu ba léegi ku leen nar a xañ loolu ñuy def te loolu du njëriñu réew mi soo leen ko naree xañ ñu faat la kon kooku askan wi yépp ñoo ci war a dugal seen loxo. suñu dëkkandoo yi nga xam ni mooy waa Gambie ak waa Guinée Bissau ak ki ñoom it dañoo war a wone takku ci mbir moomu ndax ñoom ñooy suñu dëkkandoo lu nu yàqule ñoom it danañu yàqale lu ñu toll. jamono yi nag njabootuk yooyu la jàmbaar nekk ci guddi bu bës sa tagul mu mel ni nag ñëpp ngi ànd di ñaan ngir rek ñu daal di gis ñi nga xam ne dañuy wattu kaaraange askan wi. ñu àddu jëmale ci politique gannaaw local 2022 yi dimanche la wote gi résultat yi continuer di siiw ana naka la Macky Sall nar a tëggee gouvernement bi mu dëgmal rawatina premier ministre bi nga xam ne ñi ngi koy xaar ndax poste bi dellu si na Maurice Soudieck Dione di jàngale ca université Gaston Berger bu Saint-Louis science politique taxaw seetloom gannaaw ñu dëgmal it élection législative Maurice Soudieck Dione. dina jafe ndax gis nañ ne am na ñu bëri ñoo xam ne dañ leen daan fa nga xamante ne la ñu sampoon seen ndënd ci jongante yi nga xam ne moo waroon fal ñi nga xam ne ñooy président conseil départementaux yi ak maire yeeg yooyu ak conseillers yi wante boo gisee ne Sénégal dañu war a dem ci ay élections législatives yaakaar naa ne président du mën a dàqandoo ñëpp parce que bu leen dàqee dana am ay jafe-jafe ndax ñooñu itamit ñoom ñoo war a demaat ci terrain bi xeexaat ngir mu jéem a xool nan lay fexe ba amaat majorité wante itamit bu fekkee dafa jël gouvernement boo xam ne ñoo ay ñu perte rek ñoo fa nekk aussi day wane ne daal nit ñi bëggatuñ ko donc xam naa président dina xool nu mu koy équilibrer dugal ñoo xamante ne gagné nañu ak ñi nga xamante ne itamit
perte nañu perte bu fës xëy na mu génne leen dugal. ba léegi ci wàllu politique bi jàngat ba ca Mbour ci résultat yi ndax fukk ak juróom benn collectivité yëpp coalition bi ne ci nguur gi moo ko jël Abdourahmane Diallo. ñeentu communes yi ay liste par ci fukk ak juróom benn collectivité territoriale yu nekkee ci département bu Mbour coalition Benno Bokk Yaakaar moo daal di gagné fukk ak ñaari communes yi yeneen ñeentu communes yi ay liste parallèle la waaye ñoom ñëpp ci nguur gi la ñu bokk opposition bi dëgg la am na taxawaay bu am solo ren ji waaye gañuwuñu même benn commune responsable mouvance présidentielle yi di rafetlu taxawaayu Mahmoud Saleh ci mbir moomu. Mahmoud Saleh dox na ci wax na ci conseil na ci ba doomu Mbour yëpp nekk benn suñ defuloon noonu rek tey du baax victoire bi mooy victoire bennoo la dañoo nekk bennoo xalaat yi te di ci gërëm nag son excellence le président Macky Sall ci confiance mu am ci Mahmoud Saleh doomu Mbour la ñun dañ koy tiitaroo te incha allah dinañ accompagner Mahmoud Saleh à côté du président Macky Sall ba nga xam ne yeneen ndam yu gën a rëy dina amaat encore ci échéance yi ñëw. moom nag ñu ngi koy tabbaat ci institution départementale boobu Saliou Samb di woo maire yi ñu lëkkaloo seeni doole ñu farataal intercommunalité te conseil départemental bi am na ci rôle bi nga xam ne dina ko ci jouer. dafa laaj ñu lëkkaloo suñuy moyens yi lëkkaloo espace bi lëkkaloo xalaat bi. ba nga xam ne projet yu ngand yi comme usine mbalit bi ñu fa bëgg a def boo xam ne koy def traitement boo xam ne dafa laaj tam ñu département bi bokk ko nànk ko pour mun a nekk te loolu nag le conseil départemental moo ci am liggéey mu ci war a def. ci fukk ak juróom benn maire yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon laata élection yi juróom-ñett ñi ñàkk nañu seeni poste muy maire Mbour Somone Diass Ndiaganiao Fissel Nguéniène Joal ak Sessène. ca Mbàkke coalition bokk gis-gis félicité nañ candidat Yewwi Askan Wi falu ca conseil départemental ba donte ñoom ñi ngi jàpp ni liste Benno Bokk Yaakaar wàccoowul ak yoon Pape Balla Gaye Talla Samb ci leeral. gannaaw docteur Abdoulaye Niane bu coalition diisoo ci xarnu bi député bi di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mujj naa daal di nangu ab detteeloom moom candidat coalition bokk gis-gis ci département bi di ndokkeel Serigne Fallou Mbacké président sortant bu conseil départemental bi nekkoon itam candidat bu Yewwi Askan Wi. bi ma jógee tribunal bi décompte bi jeexee ma xam ni résultat bi nga xamante moom laa jàpp ni mooy li am mooy xam naa ni Yewwi Askan Wi gagné na élection département bi loolu nag bu amee duma mën lu dul féliciter waa Yewwi féliciter seen candidat muy Fallou Mbacké encourager yeneen candidat yi tàmbale ko man muy la candidat Benno Bokk Yaakaar muy la candidat Wallu ak Ablaye Niane ñoo ñëpp mu encourager leen parce que lii mooy jongante bu amee dana am ko am dana am ñu ñàkk mais Sénégal Touba moo gagné département moo gagné. terewul nag xeex bi dafay wéy ci commune bu Mbacké ndax ab recours daal nañu koy dugal ngir daal di dàq liste Benno Bokk Yaakaar bi ñu jàpp ne respecté wul li jëm ci wàllum parité. te 2013 dafa am maanaam loi boo xam ne dañ ko wate woon man mii di wax ak yow en tant que vice président commission de loi Assemblée nationale dañu wax ni bépp liste bu mu mën di doon boo respecté parité valable. comme que respectul parité bi te moom si bopp nee na ñoom dañoo juum te loi xamul juum loolu moo tax ñun li ñu si yoon may dañ koy def bu nee nag ba yoon àtte lu ci yoon dogal ànd na si mais xam na ni daal lii nga xam ne mooy li am ci li si Benno Bokk Yaakaar ngir ñàkk respecté parité bi te yoon may ñu ni lii fii ngeen war a jaar foofu dañ fay jaar. àddina nag nii la kenn ku nekk sa ëllëg yàlla moo koy xam sabootu wuñu iñaane wuñu mais nag mbirum yoon la. ci ëllëgëm ci wàllum politique ak élection législative ak présidentielle yi ñu dëgmal coalition bokk gis-gis di xamle nag ni fileeg ab diir dana ci àddu ngir daal di mën a xam fan lay tegaat tànkam. mun nañ jàpp ni mbetteel gi ci élection yi bokk na ci ndaw yi taxawaay bu am solo yiñ ci taxaw ak ñiñ ci fal misaal mi di Maguette Ndiaye di maire boo xam ni ca Ngor lañ ko fal fanweer ak juróom-ñetti at la am spécialiste tourisme numérique la conseiller municipal la woon ca mairie bi nga xam ni léegi moo ko nar a jiite Marcel Farba Maroun Pape Sangone Mbaye di ñu miineel ak moom. Maguette Ndiaye mooy maire bu bees bu commune Ngor depuis dimanche bi passé mu ngi juddoo Pikine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril atum 1983 waaye Ngor la màggee yaroo fa kii représenté coalition Yewwi Askan Wi ci local yi passé daal di njëkk jàngee ca école El Hadj Bétir Samb bu Ngor balaa moo dem Galandou Diouf ak Maurice Delafosse ak école polytechnique bu Dakar moom nag
ci wàllu tourisme numérique la spécialisé wu bu ñu sukkandikoo ci ay waxam demande sociale bi bëri woon na lool ngir mu présenté wu ca mairie Ngor moom mi nga xamante ne jotoon naa dugg ci conseil municipal bu boobule commune. yàlla def nag le maire on a sollicité bëggoon ko gis yàlla def jamono boobu neew fii mu newoon France jotuñu ko gis mais sinon ñi ci des ñëpp ñu ngi doon daje di waxtaan yàlla def ci ñooñu doon waxtaan am ci 11 personnes fukki nit ak benn ñu ne woon ñoom bëgg nañ jiite mbir mi ba ñuy teg critères yi am ñenn ñu génn ba ña ca ëpp nag des ñu des ñoo waxtaan tànn moom pour ma jiite loolu. sas bu rëy la ko waa Ngor daal di teg loolu waral muy fàttali valeur yi nga xamante ne moom la ko diine bi daal di jox moom mi nga xamante ne sëtu xalif Laayeen bi fi bàyyeeku yàggul tara Serigne Abdoulaye Thiaw Laye. ci këru diine laa juddoo voilà màggee ci loolu la évolué ci la màggee sama dund donc jàng naa dem naa université et tout waaye loolu moo nekk ñun suñu li nga xam ne suñu soubassement na diine moom xam nga ne ouverture la lay njëkk jàngal mën a boole ñëpp mën a boot ñëpp diine moom la lay njëkk jàngal mais également aussi xam li lay xaar donc bi ma yëgee bi ñu dem ba valider résultat yi bon li ma ci njëkk yëg mooy d'abord sas ndax nag nu ko yonente bi waxoon rek kullukum raayin wa kullu raayin mas'uulun an ra'iyyatihi nit moom lu ñu la dénk ëllëg sunu borom dina la laaj ñoo ko yore woon. li ci des mooy yaakaar bu askan bu Ngor am ci moom mu daal koy justifier moom Magaye Ndiaye gëm na ne mën na cee yegg ak sax def lu raw liñ doon xaar ci moom mi nga xamante ne équipe bu koy soutenir ay ndaw ñoom ñoo ci nekk te déterminé rek ngir changer mbir yi. société civile bu Sénégal taxaw nañ ngir jàppale askanu Mali ndax daan ya CEDEAO teg Mali saf na ci askanu Mali waaye it Sénégal dinañ ko yëg bu baax ba tax war nañ ci taxaw ngir mu saafara ndaje mu matale la ñuy woote ñoom société civile place de la nation lañ koy amal Fat Bintou Konté Pape Sangone Ngom ci leeral. société civile sénégalaise dafa fas yéene génn ci mbedd mi àjjuma ji ñu dëppmal ngir nag soutenir peuple malien bi nga xam ne dañu nekk sous embargo. bëggatuñu deuxième Libye en Afrique parce que baaxul ci contexte bi ñu nekk tey loolu moo tax tey cette jeunesse qui est là Afrique jóg pour wax ni am na tey une prise de conscience qui est déjà là kon loolu moo tax tey ñu bëggoon puisque le Sénégal est une porte d'entrée le Sénégal dëkku influence la. À l'issue de cette manifestation du vendredi ñu xam ni kat bi Mali jëlee bi Mali pare Sénégal a jël te Sénégal kat rassemblement bi ñu fi gis tey war na indi des bouleversements géopolitiques ñun suñu rassemblement bi ñu fas yéene dëgmal àjjuma war na mën a indi des réponses war na mën a indi la CEDEAO parce que l'objectif c'est la négociation. ñu fas yéene ni jàppale ñoom malien yu yi ñëw ci xew-xew bi ba tax ni décision CEDEAO bi li ñu ngi koy ñaawlu ba fa mu yem. nous forçons. na ñu booloo pour sortir le vendredi. génn aljuma bii di ñëw dafa am benn système bi nga xamante ne daf ñu bëgg dicter seen loi te bu ñu buggee nag moom suñu bopp war nañu manifester. tëjub frontière ci diggante ñaari dëkk yooyu di Mali ak Sénégal dina am ay conséquences économiques. pour ñi nga xam ne ñi ngi dund ci jënd ak jaay loolu la ñuy wax kaay mu kaayaatu ci diggante ñaari frontières yi moment bi may wax nii juróom-benn téeméeri camion ñi ngi leen bloqué de part et d'autre ci frontière bi te loolu du camion yu vide marchandise la def nit ñi war a consommer mu war a jaar ci loxo yi ñuy jënd ak ñi jaay. kon économie bi dafa affecté wu ci mesures yi ñu ñaan dans les meilleurs délais que situation bi revienne à la normale. ba tax ni ci jamono ji ñu toll ca frontière bale ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeurs yi ñi ngi dund ay jafe-jafe yu tar la. Sénégalais ak Maliens yi affaire bi fi mu nekk doxul ñoom bi ñu jël décision joxuñu benn délai dañoo jékki rek daal ne am na ñu appliqué ko y a combien de camions sénégalais comme Maliens yoo xam ne chargé nañu ñu ngi fi mënuñoo dem Sénégalais yi mënuñoo dem. est-ce que président Macky Sall moo leen jox lu ñu lekk moo leen jox lu ñu naan amuñu sax fu ñu tëdd conscience boobu dafa nekkul ci moom. mu di ay jafe-jafe yoo xam ni indi na ñaari dëkk yooyee muy Mali ak Sénégal ñu génn ci mbedd mi nag laaj ci li nga xam ne moom muy ubbite frontières yi ci nu mu gën a gaaw. CAN 2022 ba ca Cameroun Ismaïla Sarr dellu na ci entraînement yeeg gaynde Sénégal yi gannaaw ñaar fukki fan ci weeru novembre ba nëgër ni dafa amoon rëq-rëq moom attaquant Sénégal bi gannaaw ba mu yeggee démb foofu ca Cameroun bokk na tey ci entraînement bi ci leeral Mamadou Ndiaye lañ fay fekki. gannaaw gaañu bi mu amoon ci weeru novembre ci genou bi
Ismaïla Sarr demoon fële ci bitim réew ca Barcelone daal di faju ci weeru janvier bi gannaaw ba tamit lépp daal di yemb mu ñëw ci équipe nationale bu Sénégal tey jii ki nga xamante ni mooy attaquant bu équipe nationale bu Sénégal amal na séance d'entraînement bu njëkk ak groupe bu Aliou Cissé bi mu nekk mbégte retrouver li nga xamante ni mooy effectif bi. Ismaïla Sarr bëri na lu mu war a mën a apporter l'équipe bi mën naa ne sax difficulté yi équipe nationale du Sénégal am pour animer couloir yi dafa jóge ci moom absence am ci premier match yi ak absence su Crépin parce que Aliou Cissé demoon na ma benn système bu leer nañ bi nga xam ne ñaari joueurs de côté yi. Crépin day répliquer à l'intérieur alors que Ismaïla Sarr aussi bien day répliquer aussi à l'intérieur mais tamit am na point de vitesse bi nga xam ne il day créer ay penalty di joxe ay passes décisives là de retour am dina andiwaat benn genre explosivité sur les côtés. mu nekk ku vivace lool am xarañte lool ci côté droit bi moom Ismaïla Sarr di jouer ñaareelu Coupe d'Afrique am waaye ab laaj sampu ndax dina retrouver lii di rythme am ak niveau de jeu am ngir rek mën a jouer ci Coupe d'Afrique bi. ci wàllum intégration bi équipe bi moom xam na ko ce sont ses amis ça fait des années ñu ngi jouer ensemble maintenant le problème moo di est-ce que dina nekk au même niveau que ñoom c'est la vraie question je ne pense pas parce que déjà ñi la ñoo koy ëpp rythme ils ont joué déjà 3 matchs ou 4 matchs moom ci quart de finale bi la ñëw maintenant ñu lu ñuy ñaan moo di ñu fexe ba ñu mën a am un Ismaïla Sarr par exemple à 50 60 70%. bu ñu yaakaar ni aussi rek bu sa Ismaïla ñëwee rek dina nekk à 100% yaakaar naa ni peut-être dina war a mën a nekk à 80 bàyyi 60-50% maintenant loolu mën na war a mën a doy war na mën a doy plutôt pour que au moins ñu mun profiter ci talent am et puis ci niveau am. gaynde yu Sénégal amal seen séance d'entraînement bu mujj fii ci complexe Tadjidor fii ci Bangu en attendant ñuy xam fan lañ fas yéene jouer lii di quart de finale yi bu Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jàpp ci dimanche bii ñu jëm. jërë ngeen jëf ci seen teewlu xibaaru marax yi foofu lañ koy yamale di leen ñaanal guddi jàmm incha allah ba beneen yoon.